ñu ngi leen di nuyu nag mbokk yi bu baax di leen ziar di am mbégte saa su ne di ànd ak yéen ci seen télévision préférée di Prestige Thiès TV te nag ñu am jotaay ak ku am njëriñ ci askan wi waaye koo xam ni ku am taxawaay la ci dundunu ñi nga xam ne mooy albinos yi mu nekk sax njiit ci ñoom di Mouhamadou Bamba Diop moom nag mooy président de l'association nationale des albinos du Sénégal nekk aussi président directeur de la fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique ñu fekk leen nag ci seen centre bi nga xam ni gis ngeen centre bi mi ngi nekk ci chantier Mouhamadou Bamba ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi lay fay di profité ci occasion bi di nuyu auditeurs Prestige TV et di nuyu aussi la population thiessoise. jërëjëf président tey ñu ñëw fekk leen ci seen centre bi mu mel ni da ngeen nekk en chantier. waaw dañu nekk en chantier et centre bi je pense que ne bokk na ci cosaanu Thiès parce que mu ngi fi depuis 97. et tey nag fondation bi ak ay partenaires am donc ñoom ñoo ko jël en charge pour defar ko ba ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki naataangoo personnes yi nga xam ne ñu ngi dundee ak laago bi ñuy wax puune te nekk ci biir Sénégal ba Fongolimbi mi te yàlla dogal na ne seeni waajur seen loxo jotul seen digg ginnaaw te ñooñu tey dañu am benn droit muy droit à l'éducation dañu war a jàng. dem nañu droit à la santé muy dañu war a faju et gis nañ ne aussi am nañu droit donc à la sécurité ñooñu nag tey mbir yooyu yëpp dafa sooxe parce que gis nañ ne nguur gi mënta nekk fépp mënta wuy fépp loolu moo tax fait association bi tey mettre en place benn fondation boo xam ne du koy mën a dimbale pour muy mën a wut ay ndimbal ci biti et ndimbal yooyu nag tey moo ñuy permettre ñu mën a dimbale ñi nga xam ne ñooy suñu naataango yooyu puune yooyu di leen jox ay crème solaire di leen jox ay lunettes di leen jox ay casquettes mais aussi jël li nga xam ne moo doon centre bi nga xam ne mënul woon jël lu weesu juróom-ñetti fukk nit tey ñu yokk ko ba mën a am téeméer ak juróom fukk ba presque ñaar téeméeri place yoo xam ne dinañ mën leen a jël indi leen fii donc yor seen lekk yor seen naan yor seen njàng mais aussi yor seen sécurité ndax gis nañ ne Afrique de l'Ouest particulièrement bu élection di waaj a am ñi nga xam ne dañuy dundee ak laago bi ñuy wax puune dañuy am problème ndax dañ leen di enlever di leen sacrifier donc mu boole métit bi ñuy dund muy discrimination bi maanaam boddi bi nga xam ne dañ leen koo def muy aussi abus yi nga xam ne dañ koy def parce que am ñu leen di tëddee te vraiment après du am dara benn suivi du ko am ndax waajur yi néew nañ doole boo xam ne tey mënuñu tenter benn affaire en justice donc loolu tax na fondation bi tey jël loolu lépp en main donc ak ay bonne volonté donc jël xale yi bëgg leen indi fii ci centre bi donc mën a assurer vraiment seen sécurité ak seen bien-être social muy seen nekkuwaay. D'accord. dinañ ci gën a xuus sax mais Bamba la chaleur et les albinos au Sénégal fi mu toll nii tàgg na lool est-ce que am na ay mécanismes yu ñu teg boo xam ni bu ñu nekkee ci période bi pour seen protection ak yu ni mel parce que am na ay dëkk yoo xam ni avancé na ba nga xam ni yooyu dañ koy bàyyi xel. waaw loolu defe naa ne li nga xam ne moom mooy njëkk mooy li ñuy wax sensibilisation maanaam tàggat ñi nga xam ne ñooy parents yi ak ñi nga xam ne ñooy dundee laago bi mais aussi ak autorités yi naam loolu nga wax am na solo am na dëkk yoo xam ne tey voté nañ fa sax loi de protection donc pour les albinos maanaam voté nañ fa benn maanaam ponk boo xam ne état bi moo koy tëral pour wax ne ñii de comme seeni bëgg-bëgg dafa xaw a wute ak bëgg-bëgg yeneen handicapé yi il faut ñu am benn loi boo xam ne da leen di jàppale ci loolu muy moo leen di jox seen àq ak seen yelleef et gis nañ ne bu yàggul dara sax Guinée Conakry am na ko mais Sénégal tey ñu ngi ci période sensibilisation mooy tàggat suñuy kilifa mais aussi li nga xam ne ñoom war nañ ko xam mooy puune bi tey bu yàlla dogalee amul crème solaire bu defee lu ëpp fanweeri minute ci naaj bi day mel ne dañ koo sotti acide yaramam day lakk bu metti boo xam ne tey maanaam bu amul benn jàppale bu amul dermatologue bu ko suivre bu amul ku ko jëndal ay garabam te loolu da ngay xool ne
maanaam day doon budget boo xam ne vraiment budget bu bari te ñoom seen loxo jotul seen digg ginnaaw mënuñu ko am donc tey moo tax ñi leen di wax mooy képp koo xam ne tey mënoo am crème solaire boobu te gis nañ ne crème bi dafa cher parce que soo ko waree jënd yaa ngi koy jëndee presque à peu près ay juróom-ñetti junni soo ko waree jënd yaa ngi koy jëndee lu mat juróom-ñetti junni donc crème boobu cher na cher boo xam ne tey ki nga xam ne mooy parent puune bi mënu ko am léegi nag ñun li ñuy wax suñu mbokk puune yi mooy ñu moytu naaj bi diggante 11h ba 4h ci ngoon beneen bi ci des mooy ñiy sol mbaxane ñaareel bi mooy ñiy sol mbubb boo xam ne day jot beneen aussi mooy li nga xam ne mooy seen sécurité maam ñu di ci bàyyi xel parce que affaire bi du nëbb puune bi rek xañ ko biti bi parce que gis nañ ne loolu dafay indi ay problème mais li nga xam ne aussi war nañ ko def mooy état bi moom ci boppam mu tëral ay mécanisme yoo xam ne dana tax puune yooyu noonu ñu jox leen seen ak seen yelleef mais assurer aussi li nga xam ne mooy seen sécurité. d'accord léegi ba bëggoon naa nga ñëwul ma ci jafe-jafe yi ngeen di jànkoonteel parce que jafe-jafe yi bari na lool at bu nekk sax bu le 3 décembre bu jotee je pense que mooy journée internationale des personnes vivant avec un handicap mais dañu gis ni jafe-jafe yi ñuy wax at bu nekk bu ñu ñëwaatee aussi jafe-jafe yooyu aussi moom la ñuy waxaat day mel ni daal maanaam saafara daal du am man mosuma gis at bu ñëw ñu ni am nay saafara chaque année même jafe-jafe yi lan moo waral mu tege témbe lu tax mënuñu ci trouver ay solution fan la affaire yi desee. waaw man damay gis ne bu njëkk ñoo ngi tëraloon le 3 décembre nga xam ne dañ ko defoon journée boo xam ne journée globale la bu ñu jagleel ñi nga xam ne dañoo am laago mais comme gis nañ ne léegi Afrique situation bi dafa metti parce que puune yi ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne metti na rey bi bari na sacrifice bi bari na enlèvement yi bari na te loolu amul saafara ci la ñu dem Union africaine daal fay def benn sortie def ay pétition jox ko commissionnaires yi bi ñu ko joxee commissionnaires yi ci lañ fexe ba vraiment pétition yooyu noonu jàll ba Union africaine daal di def benn résolution pour la prise en charge et la protection des albinos bi ñu jógee ci Union africaine kuréel yi nga xam ne ñoo jiitee mbootaayu albinos yi daal di def pression Nations Unies ci la ñu may benn temps d'antenne ñu dem foofu donc daal fay def benn plaidoyer bu am solo ci la Nations Unies daal di génne résolution daal di jagleel journée 13 juin comme journée mondiale des personnes vivant avec l'albinisme mais gis nañ ne aussi loolu maanaam engagement la boo xam ne état yi am nañ ko mais problème bi mooy état yi Nations Unies amul loo xam ne dala ciy wàññi sa loxo maanaam tey bu newoon ku régulariser wul benn loi de protection et de prise en charge des albinos maanaam Nations Unies dootoo fa am ay ndimbal say diplomate dootuñu siéger moom man ay mesures yoo xam ne da nga koy jël loolu dana tax état yi tey ñu mën a def li nga xam ne mooy wañ seen loxo jël ñi nga xam ne ñooy puune ñu jox leen seen ak seen yelleef mais gis nañ ne tey loolu tax na sax ba bu ñuy recenser population yi dañuy dem wuti benn instrument boo xam ne instrument boobu buy ñëwee di compter population bi du jël en charge albinos yi voilà donc loolu la ñuy wax le Washington Group et loolu tax na dernier recensement bi amoon fii bu yàggul dara Sénégal recensement boobu noonu jëlul en compte ñi nga xam ne mooy communauté albinos ci Sénégal et loolu aussi bokk na ci xeex bi nga xam ne fondation bi mu ngi koy xeex parce que bu yàggul dara dem nañ Mauritanie parce que foofu état bi mu ngi préparer ay élections bi ñu demee rencontré nañu le commissaire aux droits de l'homme rencontré nañu aussi le ministre de l'intérieur et def nañ fa aussi ay activités pour ñaax leen ci li nga xam ne mooy àq yelleefu puune yi nga xam ne ñu ngi nekk Mauritanie et état bi promettre nañu ne dina ci jël ay dispositions ba ci vote loi boobu nga xam ne aussi état bi mi ngi koy waaj a maanaam def nañ ko Guinée Conakry ñoom aussi nee nañ dinañ ko étudier parce que lépp loo xam ne mën nañ ko def ba ñi nga xam ne ñooy puune yi gis seen bopp ci population bi boole seen bopp ci population bi ñoom danañ ko def incha allah et lu mel noonu aussi lañ bëgg Sénégal et ñu ngi ciy dox ay jéego. am nañ benn honorable Fatou Sène bi nga xam ne député la tudd Baye Fallou albinos yi mu ngi ci et Amnesty International mu ngi suñu ginnaaw et même ñu ngi préparé benn séminaire bu mag boo xam ne ci loolu la ñuy jëm. président xam nga ñun dafa am benn affaire benn problème bu ñu am aussi maanaam ñu yuuxul la
est-ce que yuuxul sa bopp gënu ko lu tax ma wax loolu mooy pour yéen on vous duñ leen gis bokk ci instance de décision yi. du ñu gis élection jot nga gis un albinos bu ñëw taxaw ni damay dagaan baatu askan wi loolu duñ ko gis lan moo waral loolu parce que tamit bu fekkee da ngeen di wax nit ñi ñu ngi ñëw di ci jàpp kii mais yéen est-ce que yéen à votre niveau aussi yéen a ngi pousser réflexion bi ci loolu nan ngeen di def aussi booy local yi ñëwee ngeen bokk ci nekk ay conseillers nga dem ci maire yi gis ay conseillers yoo xam ne c'est des albinos tey législative yi bu ñëwee nag noonu présidentielle aussi noonu aussi waaw jërëjëf maanaam xam nga dafa am loo xam ne su dee dafa sooxee benn dafa am lu ko waral mooy tey boo xayma puune yi nga xam ne ñu ngi Sénégal 98% yi chaque jour dama koy wax ay instance internationale di ñëw maanaam di ko teggi mais xam nga dañ ne ki nga xam ne c'est un homme de terrain di dem ci terrain bi di gis situation yi kooku mënul am information bu gën a fiable bu gën a capital que benn institution wala benn organe de presse bu nekk Dakar ñu joxe benn information nga ne yow da ngay def investigation bi ci état bi ngay dem wala ANSD alors que tey ñooñu la nga xam ne moom la ñoon waroon taxawal ba loolu nekk defuñu ko tey dañu gis ne boo xoolee ci génération ñi nga xam ne ay puune lañu boo ko xaymaa 98% yi jàngutuñu école demuñu école ñu ngi seen kër wala ñenn ñi demoon nañ école condition ya fa nekk mooy sa gis-gis leerul doo gis tableau bi sa papa amul moyen jëndal la ay fourniture amul moyen fayal la coopérative amul moyen di la jàppale ci sa njàng da ngay dem école ba finalement nga découragé nga toog loolu moo waral tey ki nga xam ne tey amul am njàng boppam xelam ubbeekuwul ministère de la formation professionnelle tegul benn yoon boo xam ne tey ñi nga xam ne ay laago la ñu war nañ mën a jël jàngal leen ay formation yoo xam ne tey état bi buy recruter dina leen mën a jël mais da ngay gis 15% yi nga xam ne loi d'orientation sociale bi nga xam ne sax c'est pas effective waxoon na ko ci recrutement fonction publique 15% yooyu tey bu ñuy recruter ay handicapé nga ciy laaj ay chauffeur ay handicapé nga ciy laaj ay ingénieur en informatique wala affaire yooyu noonu mais ki nga xam ne loxoom jotul di ginnaaw waajuram loxoom jotul di ginnaaw njàngam mënta sori tey ñi nga xam ne dañ cee xaw a génn ba am seen bac ci cycle privé la ñu jaaree suñ paree seen parents yi dañ leen di utal bourse ñu daal di dem jàngi France te ñooñu bu ñu demee aussi duñ ñibbisi parce que yow mi ngi mel ne ñu jëree la safara dugal la àjjana waat la ne la kaa ñu dugal la safara mais doo dem. loolu doy na waar di président. du ma dem parce que puune bu jógee Afrique ci safara nga jógee mooy naaj bi mu ngi lay lakk 24 heures sur 24 amoon ndimbal foo génn ñu boddi la boo amee sa bac boo demee demande stage kenn du la jël. école yi nga ne dañ lay discriminer ba psychologiquement da ngay am problème mais kooku bu jógee fii dem France jàngi wala mu dem États-Unis boo ko nee ñibbisi Sénégal mu ne la bu ma ñibbisee dee loolu mooy nga jógee safara dem àjjana. xayma rek dama laa jox benn misaal rek quoi ci condition yu metti yi nit ñi dund fi donc loolu moo tax tey pour nga dem ci benn instance de décision nga gis fa benn puune day nekk problème parce que tey loolu moo tax bi ñu xoolee dañ ne fondation bi li mu war a njëkk a def mooy jël xale yi may leen avenir jàppale leen soigner seen yaram ba kenn du leen seexlu parce que ñi ci am ay tâches dañuy romb nit sax mu tëfli waaw dañ koy dund wala nga toog ci banc école beneen xale du nangoo toog ak yow doo gis tableau bi nga jóg maître bi ne la toogal sa place nga ñëw ci maître bi ne ko mais kii dafa am problème du gis mu ne la xoolal mënuma yor 80 élèves war leen jàngal benn nit di ma tardé ci sama biir classe. loolu la ci dund yu bari yoo xam ne dañ la koy indil fii. ñu ci bari man mii jaar naa ci ñu ci bari jaan tey boo xoolee ci ñi fi nekk ay mag koo ci laaj dalay wax ne dem naa ba C1 kii ne la dem naa ba CM2 mais dama arrêté parce que. maanaam bodd bi ñu may bodd ci école bi dafa metti bodd bi nga xam ne dañ ma koy bodd ci mbedd bi dafa metti mais li ci gën a metti mooy doo am ay moyens maître bi day ñëw laaj la ani sa matériel géométrique nga ne sam papa amul xaalis mu ne la génnal sama classe oui ani say livre nga ne aw ma livre wala mu ne la liiral classe bi day lëndëm sa bët lunettes yi du mën a créer benn parce que albino day soxla benn lumière mais lumière boobu noonu il faut mu am benn lunette spéciale bu ñuy wax photogré boo xam ne en même temps day nekkaale mu yëpp kooku mooy atténuer degré de lumière bi
léegi moom bu dee amul loolu bu toogee ci classe nga jox ko livre ne ko liiral day jël livre bi nii la koy tafee ci bëtam du gis léegi finalement maître bi day éviter interroger ko day éviter boole ko ci classe bi donc day nekk un complément d'effectif ba CM2 ñu éloigné ko mu dem léegi nag loolu fekk réglé wuñ ko albinos yi du ñu mën a nekk ci instance de décision yi mais loolu nekk na suñu bëgg-bëgg beneen bi ci des mooy marche tey boo koy def mënoo koo def guddi mënoo ko def ker gu sedd bëccëg nga ko mën a def am presse bi ñu accompagner la mais tey ki nga xam ne déjà bu defee fanweeri minute naaj bi lakk ko kooku bu demee marche naaj bi lakk ko métit ba mu amoon njàqare ga mu amoon mu yokkaat ci beneen feebar donc loolu day nekkaat beneen problème mais man damay wax ne dafa am lu benn président doon wax def naa c'était le président je pense Roosevelt mu doon wax ne maanaam boo ma mënta dimbale maanaam tey boo ma mënta dimbale boo ma mënta boole ci li ngay def boo ma ci beddee maanaam loolu warta mën a dem parce que lii war a doxal loolu man dama cee war a bokk maanaam tey nul n'est indispensable muy albinos bi muy handicapé moteur bi muy handicapé physique bi beneen bi ci des mu wax leen ne leen nul n'est à l'abri de l'handicap tey da ngay gis koo xam ne suba day def accident am na benn doyen bu nekk ci fédération bi fédération de football bi mais nit ñi dañ may woo naan ma mais am na benn puune bu am xaalis douanier la nii ki ni Samata Ndiaye lu tax du ngeen ci dem mu dimbale la mais kooku gis ngeen ko kooku dafa jib ba mel ni puune pourtant moom juddoowul loolu ñun dañ koo juddoo mais moom juddoowu ko mais loolu lépp ay misaal la yu suñu borom di jox mais tey kiy def discrimination li muy fàtte mooy ñiy ñëw ci àdduna amul séeréer amul joolaa amul tukkulóor amul wolof lépp ci kanamu yàlla liir la ñuy wax juddu na wala bébé jullu na après lañ lay jox tur soo deewee lu ñu lay tuddee du néew est-ce que armeel yi mën ngaa dem ne fii la joolaay tëdd fii la séeréer yi tëdd fii la olof yi tëdd fii la tukkulóor ci kanamu yàlla néew ngay ne doo indaale sax sa tur de néew ngay nekk ñu laaj la li ñuy laaj say moroom donc tey ki nekk ci àdduna bi yàlla jox la ndomb tànk nga yor sa njaboot nga privilégié ñii boddi ñee yàlla moo wax ci alxuraan ne kulukum raahiyun wa kulukum mas'ulun an raahiyatihi kooku addis la boo xam ne maanaam ñi nga xam ne jàng nañ ñëpp xam nañ ko kenn ku ci ne sàmm nga te kenn ku ci ne bu ëllëgee dina la laaj si li nga daan sàmm kon tey bu laa la joxee ay ndomba tànk nga nekk ci ngay nekk maire wala nga nekk ministre wala nga nekk gouverneur wala nga nekk préfet yaa ngi dégg wala nga nekk ministre wala président de la république tey war nga xam ne askan wi buñ nee askan wi amul xàjj ak seen amul ñii ay minorité lañu mënuñu ma voteel wala ñii même buñ ma votelee du ñu bari mais da ngay jàpp ne ñëpp yaa leen jur yaa leen yëlëf parce que population bi la sa njaboot la yaa leen war a njaboote. waaw léegi xam nga loolu aussi ñun ñi ngi ciy dox li nga xam ne mooy suñu àq mais sànq wax naa la benn wax mën na la état mënul nekk fépp état aussi amul tous les moyens mais dafa am loo xam ne ñun dañu gis ne maanaam obligation la pour état def ko. muy ñi nga xam ne sa njaboot lañu nga fexe ñu jàng te du am discrimination ñi nga xam ne sa njaboot lañu nga fexe mu faju te du am discrimination mais boo xoolee état Sénégal ñun ni ñu ko gisee ñoom dañuy bëgg a régler problème bi ci benn réglementation générale mooy tey bu ma la joxee misaal ci bourse familiale yi ñi ci am ay carte 250 albinos la mais 250 albinos yooyu noonu mën naa leen ne ñi ciy fayeku matuñu 80. 250 albinos. mais ñaata albinos ñu nekk Sénégal bon loolu aussi ñun bi nga xamee ne état bi boddi nañu ci recensement bi gis nañ ne ci rapport bi nga xam ne moom la OMS def muy organisation mondiale de la santé wax ne. handicapé Sénégal ñu ngi leen di xayma ci 1,5 million yooyu ñi ngi xayma albinos yi ci 10,500 waaw mais chiffre yooyu tey boo demee ANSD doo ko gis parce que ANSD chiffre ya fa nekk c'est depuis Mathusalem boo demee dañ la wax ne albinos ils sont 2040
képp kuy def projet tamit da ngay basé wu ci 2040 albinos léegi 2040 yooyu da nga naan ñii c'est une minorité donc loolu boo gisee tey bourse familiale yooyu mënta jariñ albinos yi ni mu leen di jariñee tey juróomi junni boo ko yoree bëgg crème solaire matu ko mënu koo jënd crème solaire dina jar ay presque 37000 ba 40000 pour gën a baax day jar lu ëpp fukki junni yaa ngi dégg ñetti weer juróomi junni mënta dundal benn albinos mënu koo fayal école mënu koo fayal njàngam dama lay wax ne benn ordonnance dermatologique pour benn albinos bu am presque mën naa ne début cancer boo ko doon xayma dana ëpp lu mat ay fanweeri junni ak lu tegal bu dee dafa war a faju ci cycle bi nga xam ne mooy cancer am lu mu tuuti dana dugg ci ay fukki million bu fukki million ak juróom ñun am nañ benn cas boo xam ne actuellement nii liñ ci def ëpp na ñaar fukki million ak juróom-ñaar muy soog a wér tey benn sénateur moo ko war a jël en charge yóbbu ko États-Unis pour ñu defal ko chirurgie faciale mooy kanam gi cancer bi da koo lekkoon ba yàq mâchoire bi yàq benn bët bi léegi dafa war a dem pour ñu defal ko reconstruction États-Unis loolu moo taxoon depuis indépendance ba léegi puune bu am cancer boo ñëwee ci hôpital yi boo ñëwee agsi bu ñu la consulter dañ lay jox rendez-vous espacé pour 6 mois wala 9 mois duñ la bindal garab métit dañuy jël appareil photo tache bi am cancer bi wala ñu photo góom bi jox la rendez-vous wala mu wàññil la saal te puune bi li muy soxla mooy chimiothérapie radiothérapie wala scanner yooyu tey booy xool daanaka ñi koy def c'est des structures privées te état bi du joxe ay moyens pour loolu donc loolu moo tax képp ku cancer mës a dal boo ñëwee ci hôpital bi automatiquement rendez-vous lan lay jox naam nag léegi bi puune yi gën a bari coow li gën a bari ci rajo yi parce que ñun rajo bi lañ am ak télé bi ci lañ mën a wax suñuy problème ci la ñuy mën a wax aussi suñuy tàggat pour état bi mën ko dégg et gis nañ loolu bi mu commencé tey dermatologue yu bari boo ñëwee buñ la consulter dañ la naan ñun dey fii lañ mën a yam mën nañ laa consulter mais il faut nga dem uti ay moyens pour nga dem faju loolu moo tax ñun tamit bi ñu xoolee amuñu solution ñu taxawal fondation boo xam ne dinañ permettre tey ñu mën a xeex ci biti mën a am ay ndimbal yoo xam ne naam bariwul mais dinañ ci mën a fexe ba ñi nga xam ne ñooy puune yi ñu mën leen a jàppale xale yi centre bi boo gisee ñu def ko c'est pour ñu teel leen a dépister ku ñëw tâche yi nga am ñu topp ko suivre ko bu dee cancer la ñu gaawantu dindi ko parce que bu jéggee dayoo kooku day laaj ay millions te ñun duñ ko mën pour ñëpp état aussi pour l'instant pareegul pour loolu. jërëjëf président par rapport ak ci centre sax bi nga wax noonu ak taxawaay boo xam ngeen am ngeen ko ci mu mel ni tey am na ñu ngeen war a dalal fii ñan la ak lan moo waral ngeen leen di dalal fii itam. waaw jërëjëf tey ñu ngi war a dalal waa Turkish Airlines bi nga xam ne seen direction générale dafa nekk Turquie et loolu nag damay wax ne benn travail la de suivi maanaam liggéey la boo xam ne mu ngi tàmbali depuis daaw jéeg ak waa TICA muy la coopération turque nga xam ne directeur bi dafa taal otoom ñëw ba ci centre bi xool ñu waxtaan ak ñun ñu wax ko suñuy jafe-jafe mu ne li nga xam ne moom lay njëkk a def mooy fexe ba ñun dinañ am benn lot bu bari ci ay crème solaire ak ay garab yoo xam ne dinañ ci mën a jàppale ñi nga xam ne mooy suñu naataango yi et loolu bi ñu ko defee daaw ci biir période Covid bi ci lañ ñu indil ay garab ay yére dàll ak ay crème solaire ci valeur fanweeri million bi ñu paree ñu ne pare wuñu bàyyeeguñu dinañ fexe le tout ba fépp foo xam ne gis nañ ne ndimbal mën na fa jógee pour ñëw ci fondation bi pour mu mën a dimbale association bi ak suñu naataango yi nekk ci biti dinañ ko def et loolu moo waral tey waa Turkish Airlines dépêché seen direction générale donc nga xam ne dafa am ay pilote de l'air ak ñu nekk ci direction bi ak ay journalistes pour ñu ñëw ci centre bi mais njëkkee ci benn village yu albinos boo xam ne village boobu bu yàggul dara ci 13 juin bi jëndal nañ leen ay nagu hollandais donc bu jigéen ak bu góor donc à hauteur de presque 3 millions et quelques pour mu mën a produire soow parce que seen yaay day jël benn paquetu Vitale bu 500 grammes wayal ko su xëyee daal di dox Fandène ba Thiès nga xam ne defe naa bu ñu koy xayma dana ëpp juróomi kilomètre pour ñëw jaay ko su paree daal di jaar ci marché bi jéem faa ndugg jéem faa am ceeb pour mën a ñëw togg
voilà donc ñu gis ne vraiment puune yi féete côté boobu noonu situation yooyu li ñuy dund te seen loxo jotu seen digg ginnaaw am nañu problème mu ndox école bi sori na sori boo xam ne xale bi bu jaaree ci naaj bi balaa muy àgg ci école bi day sonn donc loolu moo ñu motiver ñu jëndal leen nag boobu pour ñu mën a am benn moyen boo xam ne dina leen mën a dimbale ñi am lu ñu lekk. Maintenant li nga xam ne mooy objectif yi mooy niñ ko defee ak waa Turquie ci village Bombali bi nga xam ne Xaadim mi ma lay wax ne def nañ ci 27 millions ci cancer am boo demee tey ci village bi Turquie def nañ fa benn château d'eau bu mag def nañ fa école néegu ñax yi ñu ngi koy dindi di ko def ay kër et loolu aussi def nañ ko Mboro ci benn village bu ñuy wax Gol Gaynde bu nekk ci booru géej gi foofu aussi weekend bii lañ fa jógee def nañ fa teen def nañ fa école arabe école élémentaire bi réfectionné nañu benn salle ñi ngi xoolaat donc nu ñu wutee yeneen ndimbal pour defaraat yeneen salle yi te loolu gouvernement bi moom moo ko waroon def donc ñooñu tey ñoo dépêché délégation pour ñu ñëw fii toog ak ñun waxtaan ak ñun déglu ñu li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe ñoom après dinañu xool li nga xam ne mooy solution yi am nañ ko maanaam pour jàppale ñu ba li nga xam ne mooy centre bi dana mën a sotti pour mën a recevoir xale yi mais aussi dinañ mën a def li nga xam ne mooy suivi mooy topp xale yi ci seen jàng topp leen ci seen lekk ak seen naan topp leen aussi ci seen wér-gi-yaram voilà. jërëjëf en tout cas président kontaan nañu ci dalal bi waxtaan wi am na solo trop xam naa ne askan wi itam dina am jàngat yu bari yu ñu ci def yoo xam ne peut-être xamuñu ko woon en tout cas ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi gis ngeen li nga xam ni moom la ñu ñëwoon defal leen fii ci centre bi ñu doon dalal nag Mouhamadou Bamba Diop moom nag mooy président de l'association nationale des albinos du Sénégal nekk aussi président directeur de la fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique. dund albinisme ba pare am ci ñetti doom aussi. waaw dund albinisme ba pare am ci doom aussi ñaar yi taxoon fii waaw mu ngi noonu yow noo tudd. Pa Issa Diop. Pa Issa Diop papa moo nekk nii. waaw. ah d'accord da ngay jàng yow. waaw. ban classe ngay def da nga ko fàtte. C1. C1 ah macha allah c'est bien. ay ci jërë ngeen jëf di leen sant di leen ñaanal aussi di sant bu baax a baax Aada suma chauffeur di ko bëggee bu baax a baax di sant aussi suma caméraman Mohamed Al Hakim moom it ñu ngi koy sant di ko bëggee di sant aussi Makumba nga xam ne tey moom daa ñëw aussi ànd ak ñun ci liggéey bi di leen ñaanal aussi ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba ëllëg jërë ngeen jëf.